asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy teewlu ci seen site d'information xew-xew ñuy ànd ak yéen tey ci émission bi ñuy wax pencum xam-xam nekk émission boo xamante ni dañ koy amal dimanche bu jot bu fukki waxtu jotee ak juróom-ñaar ci waxtu Sénégal ñu ciy ànd ak Serigne Khadim Mboup Serigne Khadim maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar di la nuyu papa. ñu ngi lay ziar bu baax di ci ànd itam ak beneen chroniqueur bu ñuy wax Papa Gueye maa ngi lay ziar. asalaamaaleykum sëñ papa maa ngi lay ziar di ziar Khadim aussi ak suñu invité grand Ousmane Abdoulaye Ba. ñu ko dëkkee ba tey ñu ngi ànd ci émission bi ak ñaari invité ku ci mel ni Serigne Ousmane Abdoulaye Baro maa ngi lay nuyu di la ziar. maa lay fay maa lay ziar di ziar chroniqueur yi ak ñi seetaan ñëpp. ak itam xam naa ne ci biir émission bi dinañ ci ànd itam ak ki nga xamante ni mooy Papa Djibril Fall comme ni ngeen ko xamee di journaliste nekk fële ca télévision Futur Média nekk itam consultant en communication. Serigne Ousmane Abdoulaye Baro itam nekk ku spécialisé wu sur les questions yi nga xamante ni mooy les questions religieuses. tey ci waxtaan bi ñu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xamante ni nii mooy l'institutionnalisation des pouvoirs religieux et coutumiers ñu samp ab laaj di laajte ndax c'est benn mbir la moo xamante ni buy indi jàmm ju sax dàkk lay doon te yàgg waaye itam day nekk wala dafa nekk itam mbir moo xamante ni ab fausse solution kese la bu ñu gisee ci jamono yi nga xamante ni ci lañu génn gis nañ xew-xew yi nga xamante ni amoon na ci suñu réew mu juróon ay mbir yu bëri la ko jiitu itam mu amoon yeneen i xew-xew yoo xamante ni xewoon na ci réew mi waaye itam ñu gis doxalin bi nga xamante ni nitu diine yi ak nitu aada yi itam ci lañ ci dox ba nga xamante ni jàmm dikk na ci loolu ñu gis ci itam ay proposition yu jóge ci ay hommes politiques yoo xamante ni dañuy bëgg jiite réew mi ëllëg ñuy proposer une institutionnalisation des pouvoirs religieux et coutumiers loolu nag moo waral ñu samp suñu laaj boobu nga xamante ni dañuy dikk ba tey di laajte ndax luy indi solution bu sax dàkk lay doon wala c'est juste une fausse solution sëñ Ousmane boo ma ko mayee damay dikk ak yow rek ci li nga xamante ni mooy historique relation yi nga xamante ni moo am depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui entre le pouvoir religieux ak ki nga xamante ni mooy le pouvoir les guides coutumiers ban relation moom mos a dox seen diggante historiquement. waaw jërëjëf Pape maa lay remercier ci question bi di nuyu ñuy seetaan comme ni nga ko defee sànq mbiru rapport entre diine ak état wala politique pour ñu comprendre ko je pense day jar sax ñu dellu ba avant même indépendance ci lu gaaw parce que li nit ñi war a xam mooy boo jëlee l'islam su fekkee mooy diine bi nga xam moom moo njëkk Sénégal lu yàgg la Afrique de l'Ouest rawatina Sénégal li gën a néew ba néew dañuy wax ni 10e 11e siècle déjà l'islam dugg na Sénégal xam nga loolu am na junni at tey 1000 ans te lu def ci dëkk 1000 ans loolu yàgg na donc ci noonu ba tubaab bi nuñ fiy duggee te leeral aussi ne islam bi mu fi doog a dugg ci à travers le commerce la fi duggee donc ñi fi mu njëkk a touché aussi mooy ñi doon jiite parce que xam ngeen empire yi amoon empire du Mali Songhai ak yu mel noonu donc ñooñu ñoo daan tuub nekk ay jullit donc di ko pratiquer parfois sax duñ ko pratiquer fan yi maa ngi gis internet ay xarit di discuter ndax Lat Joor jullit la woon wala du jullit xam nga loolu ça veut dire que kon jar nañu gëstuwaat suñu histoire alors que ñi jàng histoire xam nañ Lat Joor maamaati maama woon sax jullit la woon mais dañuy jaawale ay faits historiques parce que dañuy jaawale allégeance bi mu demoon di ko def Maam Borom Touba ak conversion dañ koy jaawale allégeance ak conversion donc loolu l'islam mu yàgg fi moo tax parce que bu ñu lay wax ay lu mel ni université de Pire 1603 wala ñu mel ni ay daaray Kokki yu mel noonu te boo déggee ñu ne la université de Pire presque kilifa diine yëpp wala ñi mag ñi jaar nañ fa boo jëlee exemple lu mel ni université de Pire di nga gis ni Mamour Anta Sali jaar na fa Thierno Souleymane Baal jaar na fa ki jur Seydou Nourou Tall mi jur si El Hadj Omar jaar na fa ak ñeneen te jaar bi ñu fa daan jaar dañ daan tax ñuy xamante di mayante ay soxna ak yu mel noonu loolu moo tax Sénégal ñii wax naan du nation foofu aussi beneen buntu la dañuy juum pour man parce que
l'islam boobu noonu moo tax ba tarixa yi ak ethnie yi ak région yi parce que géographiquement duggalante parce que da nga daan gis sama maam yi tukulóor yi jóge Fuuta dem ba Île du Saloum mujj fa sax dëkk nga gis ku sant Baro comme man dem ba nekk séeréer ci làkk par exemple quoi ci cosaan tukulóor la mais day dem ba nekk séeréer parce que làkkatul tukulóor pour vous dire que yàggaay boobu moo tax Sénégal pour nga séparer diine ak Sénégal dafay jafe mais bi ñu amee bi tubaab yi ñëwee nag ñu renégocier waat rapport yi parce que monarchie traditionnelle yi ñoo fi nekkoon maanaam ceddo gi bi diine ji ñëwee dafa ceddo gi dañoo mujj xam ni mënatuñoo gérer nit ñi parce que dañ daan abuser quand même ci seen pouvoir di noot nit ñeek yu mel noonu kilifa diine yi dem ba nekk ay rempart dem ba nekk ay ñoo xam te dañuy dellu si ñoom pour mucc ceddo gi dem ba daanu mooy li ñu tuddee les monarchies traditionnelles mujj gi confréries yi diine ji nekk fi diine ji bi mu fi ñëw nag amuloon visage confréries yi mais bi ñu demee ba ay 18e siècle tarixa yi commencé ñëw tarixa yi ñoom ñoo mujj nekk forme bi nga xamante ne l'islam sénégalais jël na ko aujourd'hui l'islam sénégalais est essentiellement confrérique am na yeneen tendance mais essentiellement c'est confrérique quoi léegi nag bi tubaab bi ñëwee nag tubaab bi dañ appuyé wu ci confrérie yi pour mën a administrer Sénégal foofu ay compromis dafa am entre tubaab bi ak sëriñ si parfois jafe woon na début bi mais parfois dañ mujj négocier parce que ku nekk dafa amoon doole boo xamante ne nii li nga bëggoon il faut que sa morom nangu ko pour ngeen mën a cohabiter xam ngeen ni suñu ay maam suñu ay sëriñ joxe nañ seen ay njaboot ñu dem xeex pour libérer ñu tuddee sax pour deuxième guerre mondiale première guerre mondiale ak yu mel noonu lu tax loolu nga mun ko comprendre mooy jamono bi sëriñ si di def loolu c'est parce que dañu jàppoon ni benn patrie moo fi nekkoon parce que ñun jeunes yi ñun ñooy toog tey di am lu ñu métti naan France daf ñu coloniser daf ñu nangam c'est vrai même mag ñi métti woon na leen mais nit di nga am ci rapport de force fooy toll foo xam ne da ngay négocier ba génn ci problème boobu parce que suñu mag ñi benn instant li nekkoon seen objectif moo nekkoon fexe ba l'islam bi tas ba nit ñi nekk ay jullit parce que ay ceddo ñoo fi nekkoon nekk ñoon ay jullit maintenant bi l'islam bi tasee tubaab bi ñëw bëgg leen jaay doole ñoom ñu xam ni xeex nekkul solution parce que El Hadj Omar def na ko Mamadou Lamine Dramé def na ko Mbaba Diakhou def na ko mais gis ngeen ni ñu mujjee moo tax ñoom ñu ko préféré gérer nit ñi foi bi gérer ngëm bi en espérant que ñooñu bu ñu màggee ba judd ba xam seen comme ni ñu nekkee ñun tey jàpp ni France wala tuñu dominer que CFA bi nangam mais bu ñu nekkuloon ay jullit wala bu ñu xeexoon amaana ñun loolu du ñu fi fekk tey donc loolu la ñuy comprendre loolu moo tax tubaab bi aussi bi ñu fi jógee indépendance comme ni nga ko laajee bi mu ñëwee ñi jiite de Sénégal Senghor moo si jiitu ak ba tey président bi fi nekk Senghor xam ngeen ni mënul woon bañ a jëflante bu rafet ak tarixa yi fi nekkoon parce que Senghor il était minoritaire sur le plan religieux te foofu aussi am na ay débat xam naa suñu chroniqueurs yi dinañ si ñëw après parce que lu tax sëriñ si mën a ànd ak Senghor te ànduñoo ak Mamadou Dia foofu aussi day li ko waral ñun dañuy naan dañ koy naqarlu parfois en tant que jeune encore une fois parce que lecture bi ngay am sur le temps long ak sur le temps court mënul bokk jamais ak ki nekkoon jamono jooju parce que lu tax Mamadou Dia ak kilifa diine yi mënuñu woon bokk gis-gis ci mbir yi parce que Mamadou Dia dafa amoon façon bu mu doon xoolee l'islam bu bokkut ak façon bi kilifa diine yi doon xoolee l'islam comme wóoluwuñ ko woon ci loolu moo tax ànd ñoo moom Senghor nag dafa déggaloon kilifa diine yi ci ñoom ni ñu xalaatee woon doxal l'islam bi ci Sénégal te ñoom loolu moom moo nekkoon seen objectif ñu ànd ci loolu ci lañ écarté président Mamadou Dia Senghor bu ñu lay nettali relation xam nga dañuy wax souvent Sëñ Fallou c'est vrai il avait de très bonnes relations avec Sëñ Fallou mais dañuy fàtte ni Senghor avait des relations exceptionnelles avec Thierno Seydou Nourou dañuy wax ni Thierno Seydou Nourou sax participé na ci jàngam bi muy dem France comme doomam la ko defoon donc da ko daan conseil da ko daan même De Gaulle bi mu ñëwee 58 pour bi ñu war a voté oui wala non ci communauté française wala déet bi gars yi génnee def porteur de pancarte yeeg yooyu mooy waa PAI yeeg ak quelques membres parti socialiste UPS jamono jooju De Gaulle dafa jaaxle woon mais sëriñ si ñoo ko ne ñun dinañ wax ak waa Sénégal pour que ñu bañ a génn ci communauté française parce que période boobu sëriñ si ñoom ci seen gis-gis Sénégal bu amoon jëloon indépendance noonu ci France du ci génn day métti ils ont préféré retarder ko pour renégocier ko pour moment bi nga xam jàpp nañu mu propice pour ñu def ko loolu ku mel ni Thierno Seydou Nourou Tall joué na ci rôle boo xamante ne rôle bu extraordinaire la léegi nag
50 ans après nag on peut faire le bilan ndax est-ce que loolu moo gënoon est-ce que gënul woon est-ce que waruñu woon ànd ak ñi doon wax indépendance immédiate ak yu mel noonu loolu peut-être dinañ ci dugg ci débat bi mais en tout cas pour tënk c'est des relations yoo xamante ne nii parfois danaan xaw a metti parce que tubaab bi muy doog a ñëw day ñëw bëgg imposer ay loi am mais bi mu demee ba xam ne sëriñ si ñoom la Sénégalais yi déggal ñu def compromis sëriñ si aussi bi ñu xamee ne aussi ay nguur yoo xamante ne ci l'islam la ñuy attewoo comme li xewoon ci almaami ca Fuuta wala ci Mbaba Jaxu li mu bëggoon def ca Nioro xam nañu loolu mënatul nekk ñoom ils ont préféré insister ci éducation spirituelle insister ci nekk jullit que di xëccoo ay nguur ak jubét demee noonu donc nag loolu la ñuy dund ba tey nag ñu war ko nag xool ni nga koy renégocier donc loolu mooy peut-être solo waxtaan bu mel ni waxtaan bi ñu am tey voilà. jërëjëf sëñ Ousmane ci dikkaat bi nga xamante ne dikk nga ko ci historique bi un peu sëñ Khadim d'après li sëñ Ousmane wax yan kii nga ci am yan appréciation nga ci am. waaw maa ngi ziarat bu baax a baax tey rafetlu bu baax a baax prise de parole bu am solo bi Ousmane Abdoulaye Baro def maanaam lu ñu ciy jàngat lu ëpp solo mooy ni que ni religieux bi ak politique bi yàgg nañ ci réew mi te doorul tamit 1960 bien avant la ba fi tubaab bi nekkee ba tey man tey jii question bi ma amoon ñi nga xam si ne bëggoon naa Ousmane Abdoulaye gën ci ñëwaat mooy est-ce que ci période boobu noonu am na benn instant boo xam si ne religieux bëgg na jël pouvoir bi wala toujours moom dafa ni man yar peuple bi laa fi nekkee am na ñeneen ñu bëgg pouvoir bi. ok c'est bon ah waaw au fait xam nga mooy li ma doon wax sànq ci côté histoire parce que ñun Sénégal bi ñu xam tey xam nga wute na ak Sénégal bi fi nekkoon parce que jamono jooju déjà ñu ngi woon ci ay empire bi fi empire yi jógee après ay royaume la comme ni ngeen ko xamee royaume Jolof Kayoor Bawol ak yu mel noonu benn moment benn partie Sénégal kese ngay dominer xam nga dañu lu mel ni Casamance par exemple dañuy wax ni kenn mësuleen a dominer ci ay dugal ci ay royaume dañoo mës a am seen benn autonomie bu ñu doon dundee ci côté culture ak ci côté politique ci lépp Jolof la ñu wax ni benn moment daanaka dominé woon Sénégal yëpp te sax am na partie yoo xam ne dominé wu ko woon donc Sénégal boobu moo fi nekkoon mais Sénégal bi ñu xam ni boo xamante ne nii dañ koy administrer à partir de Dakar loolu ci tubaab bi la commencé léegi ci côté histoire sëriñ si bi ñu ñëwee ñoom problème bi njëkk a am mooy ceddo gi parce que comme message de l'islam bi ci gën a am solo mooy li ci jiitu mooy jaamu yàlla te duñ ko bokkaaleeg leneen ñoom loolu moo nekkoon seen défi ñu fekk fi ñoo xamante ne nii ay buur lañu bon pour ne pas caricaturer damay schématiser quoi parce que aussi parfois aussi on abuse en disant que ñi fi nekkoon que amuñu woon diine amuñu woon c'était des animistes c'était des gens parfois aussi on dañuy exagérer quoi mais en tout cas dëppoowuloo nag li sëriñ si xam moo tax ñu doon samp ay daara ci daara yooyu noonu ñu doon samp sax am na ñoom dañ leen cee rey ku mel ni histoire Mamadou Lamine Sarr bi ngeen xam ci Bawol la suma juumul rey ay borom ay jàngalekatu alxuraan ñoo xamante ne aussi bi ñu commencé di tuubloo di commencé màgg dañoo commencé woon représenter ay danger ay menaces ci ñi nga xamante ne nii dañoo yor nguur parce que ku mel ni Xaali Amar Fall par exemple bi muy ñëw moom Kayoor moom dafa wax ni moom nguur intéressé wu ko moom daara la bëggoon mooy université bu Pire bi ngeen xam en 1603 bi mu commencé jàngale ak yooyu mais xam nga ni tubaab bi benn moment parce que mbokkam parce que Xaali Amar Fall il faut ñu xam ni kii la nu mu tuddee sax ci kii la bokk comment on le dit encore ci famille ñu war a doon la bokk mais moom il a préféré ne moom day alxuraan ak l'islam la yem mais malgré tout tubaab bi mu sentiree ni mu ngi commencé am ampleur ci Kayoor Pire commencé màgg parce que Pire mu ngi jógee ci pirim alxuraan nit ñi dafa ñëw di jóge ci ay dëkk yu sori benn instant tubaab bi dafa tiit après ci lañ attaqué université Pire ci lañ ko taalee ak yooyu boo demee foofu dinañ la nettali un peu histoire bi pour vous dire que ni mag ñi à part ñi ci def jihad ku ci mel ni El Hadj Omar nga xam ne da doon xeex ba en dehors même de l'Afrique du Sénégal xeex na ay ñu moom Mamadou Lamine Dramé ak ñu mel noonu ñi topp ci ñoom biñ ñëwee ils n'ont pas voulu créer des tensions entre ñoom ak ceddo gi fi nekkoon ak yu mel noonu parce que ay mbokk lañ xam nga boo xoolee ci histoire Sénégal di nga gis ni famille yi dañoo séyante seen biir sëriñ si ci ay sëriñ yi dañoo séyante seen biir même ñi nga xam ne ay ceddo lañ aussi biñ tuubee aussi dañoo séyante seen biir avant loolu sax ay mbokk lañ parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa yàgg am dugalante donc ñooñu pour ñu xeex da daan metti et puis comme jàng nañ aussi l'islam sëriñ si jàng nañ xam nañ que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam histoire am
biñ ko sonalee Màkka dafa muñ pendant 13 ans muy muñ ci la demee Médine te Médine dañ ko fa dalal ak yu mel noonu donc sëriñ si xam nañ loolu donc musu ñi ñëw en tout cas après ñi nga xamante ne nii def nañ jihaad ci jihaad bi armée bi réussirul ñoom jàmm lañ bëggoon ak dal pour que ñoom li gën a am solo ci nit mooy defar xolam jàngal ko def ay daara alxuraan pour nit ñi mën a xam mais tension ay créer ay tension nekkuloon seen objectif principal parce que ñoom jiite ci boppam jël nguur ci boppam nekkuloon seen objectif principal parce que jàpp nii ni ci yoon boobu moom lañ mën a defaree nit ñi léegi nag am na benn débat bu am foofu parce que aussi li may wax nii aussi c'était pas tout le monde parce que boo demee lu mel ni Fouta Thierno Souleymane Baal bi muy def révolution bi ak Abdou Khadre Kane gannaaw bi mu ñëwee Pire ba jàng foofu ba dellu parce que dañuy wax ni almaami Fouta yëpp jaar nañ Pire mais loolu façon gisin la woon gisin boo xamante ne nii ñoom noonu lañ ko gisee woon te lu tax ñu gënoon ko def sax mooy dafa am ñu daan jugee ci frontière mauritanienne yi di ñëw di dugg ci Sénégal di piller les biens des populations loolu bokkoon na ci leen gënoon révolté li gënoon tax ñu jël conscience dañoo war a xeex mais ci biir Sénégal bi nga xam ne diggante Kayoor Bawol Saalum Siin ak yooyu foofu amoon na ay heure ay xeex diggante ñoom ak ceddo gi mais benn moment dañu préféré ku nekk sa côté ñu waxtaan ba juboo ci loolu ci la nag tubaab bi nag bi mu ñëwee nag ci la xeex bi tàmbaliwaat ba aussi après bi ñuy juboowaat aussi def ay compromis tubaab bi moom di administrer politique bi gérer li nga xamante ne moom mooy administration coloniale mag ñi aussi di jàngale seen jàngale maintenant nag bu demee ba nekk menace nag lu mel ni comme Sëñ Tuubaa ni ñu ko jëlee woon yóbbu ko Gabon ci ay accusation yoo xam te du woon dëgg ak yu mel noonu ñu jël ko yóbbu ko mais su dul loolu dañ daan seq jàmm ku nekk doxal li muy doxal. jërëjëf sëñ Ousmane ci li nga dikkaatee bu baax a baax ci li nga xamante ne ni mooy répondre ci question suñu Xaadim bi parce que comme day mel ni kon fi mu ne mën nañoo jàpp ni mag ñi li nekkoon seen mbir musul woon nekk bëgg a jël li nga xamante ne ni mooy nguur gi ci loolu itam ci la ñuy dalalee ba tey Pape Djibril Fall di ko dalal bu baax ci émission bi di fàttali ni Pape Djibril journaliste la nekk ci télévision Futur Média nekk itam consultant en communication sëñ Pape maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax a baax papa maa ngi nuyu tamit sëñ Xaadim ak sëñ Papa Serigne Ousmane Abdoulaye Baro maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen baalu àq ci weeru bi ñu nekk weeru tedd wi ñu nekk di ñaan sunu borom boole ñu jéggal nangul amin yaa rabbi amin jërëjëf sëñ Pape ñu dellu kon ba tey ci yeggale ci waxtaan bi ba tey daal di jox kàddu gi nga xamante ni mooy Pape Gueye Pape dafa mel ni am nga loo bëgg indi ci li sëñ Ousmane génn léegi wax. historique bi nga xam ne di rafetlu rappel historique bi nga xam ne sëñ Ousmane Abdoulaye def na ko par rapport ak relation bi nga xam ne yàgg nañ ko gis entre ki ñu wooyee homme religieux ak un peu la société et aussi l'espace politique tey jii nii bu ñu xoolee de façon globale dans le monde bu ñu xoolee fait religion en fait dafa mës a concerner la plus grande partie de l'humanité ñu xool que ni permanence su croyance yi ak expression multiple organisation bi que ça du point de vue spatial et territorial dafa mës a nekk benn grille de lecture boo xam ne nii daf ñuy permettre en fait ñu comprendre un peu dynamique sociétale yi ak politique du monde entier ñu xool que ni en fait donc le religieux dafa mës a am une place très importante pour mën a comprendre un peu même les dynamiques culturelles d'une société et da ngay gis sax des fois que ni am na yenn dëkk yenn état souverain yoo xam ne nii da ngay gis que ni en fait ñoom dañu mën a appuyer wu sur une dimension politique pour mën a constituer wu en un véritable projet de société ñu gis nag Sénégal nekk pays boo xam ne indépendant depuis 1960 ñu gis que ni boo xoolee selon les Nations Unies ñun dañu bokk ci le groupe des pays les moins avancés bu ñu xoolee suñu rang même sax ci 187 pays par exemple ñoo ngi 155e place ñu xool suñu indice de développement humain nekk loo xam ne dafa faible tellement que ñu ngi toll ci ay 0,409 ñu am benn pauvreté boo xam ne nii dafa récurrente depuis suñu indépendance et elle est devenue aussi tamit très préoccupante
donc malgré lépp lu jëm ay aide internationale considérable Sénégal ba léegi arrivé gu ñu en fait à éradiquer pauvreté bi nga xam ne moo fi nekk ni même améliorer en fait de façon même ne serait-ce qu'un peu situation bi nga xam ne moo nekk emploi des jeunes wala emploi de manière générale ci territoire bi ñu xool aussi tamit dañu am en fait benn classe moyenne yi dañu tuuti trop Sénégal c'est-à-dire que dañu am ay riches am ay pauvres ñu xool donc dafa am benn élite boo xam ne nii moo constitué wu depuis l'indépendance élite boobu noonu dafay nekk des groupes sociaux yoo xam ne nii dañ nekk ci domaine politique bi nekk ci domaine intellectuel bi domaine commercial mais aussi tamit domaine religieux donc man sama question mooy tey jii nii bu ñu xoolee ci rappel bi nga def dañu gis que ni religieux yi ils ont toujours été là en fait dañu mës a am mën naa ni dañu mës a jokkaloo ak homme politique yi et tey jii nii en fait bu ñu xoolee suñu état des lieux depuis l'indépendance ba léegi Sénégal mën nañu day gën a metti Sénégal dafay gën a dëkk bi neexul donc tey jii nii à l'instant T ban plus-value le institutionnaliser pouvoir religieux ban plus-value mooy am vraiment ci doxinu Sénégal donc mooy poser question bi à Abdoul sëñ Ousmane xam naa da ngay noter question bi bu ko defee ñu daal di ñëw itam ba tey ci def li nga xamante ni mooy rappel rek suñu pap xam mën a xam fa lañ toll mooy bi ñu dikkee bi ñu tàmbalee rappelé nañu li nga xamante ni mooy historique bi mës a dox entre les guides coutumiers ak li nga xamante ni mooy les guides religieux ak li nga xamante ni mooy état relation yi nga xamante ni yàgg nañ koo am ci développement boobu noonu ci la sëñ Ousmane leeralee que ni musul nekk yittewu homme religieux yi ñu daal di ñëw di initié wu ci li nga xamante ne ni mooy nekk le pouvoir exécutif wala ñekk sax di dugg ci république bi dugg boo xamante ni dugg bu fës a fës lay doon léegi yow bu ñu doon ñëwaat ci historique bi ba tey si Pape Djibril ban jàngat nga mën a am ci relation yi nga xamante ni moom mës a am entre ñi nga xamante ni mooy les religieux les guides coutumiers ak ñi nga xamante ni mooy état. alors maa ngi leen di gërëmaat en fait ci choix waxtaan bi ak contexte bi tamit di wax ne rek bu ma dégloo exposé Serigne Abdoulaye Baro bi daanaka dellu siwaat na avec beaucoup d'objectivité. Il a été aussi très très exhaustif ci li nga xamante ni moom mooy la longue marche laa koy tuddee bi nga xamante ni réewum Sénégal am def na ko balaa nag lii di xew 1960 xew te ma tuddee ko hold up laa koy tuddee xaw ma forfaiture ndax dafa bi Sénégal moo ngi doon dox ñoo ngi doon yittewoo seen bien-être ñoo ngi doon yittewoo seen xam-xam ñoo ngi doon yittewoo seeni école ñoo ngi doon yittewoo université yi ñoo ngi doon doxal ca nañu ko tënkee woon nañu ko nase woon ci jamono boobu ñu dem ba diiru jamono nag am ñu ñëw daal na leen doxalin bi ngeen di doxale nag dafa dëppoowul ak li jamono laaj dafay aajowoo nag ñu soppi ko bañ ci nekkee di ko soppi nag ci la ñu ñëw seen choc yu njëkk yooyu mooy ki nga xamante ni moom moo leen envahiroon ne leen léegi sax da ngeen a war a ngir gën a yéwénal seen mbir da ngeen di tàmbali nag di fal ay député di leen yónnee ci assemblée nationale bu France ba ci yàgg ñu ne leen sax état léegi sax di ngeen am loo xamante ni dafay tudd état ci ñun noo xamante ni ñun ñoo koy inspiré ñun ñoo leen di wax ni ngeen ko war a doxalee nan la war a tëddee lan mooy président de la république ñu jox ko contenu lan mooy ministre lan lay signifier ñu jox ko contenu gouvernement ban définition la war a am ñu jox ko contenu waaw donc tànnal ñu fan lépp ñu tànnal ñu ko wax dëgg fa yàlla daal di ñu koy imposer boobu nag croisade bu métti am na tamit ndax ñi fi nekkoon jamono boobu tooguñu rek di seetaan li may wax nii 1960 la waaye ba ñu accès rek ñoom ci lañ yëg ne nag réew mii ñu ñëw du réew mu neex a noot waaw ñi def ay livrer ay guerre ak ñoom ba ci ñoom sax ci ni ñu bindee seen histoire
ñoom ñoo bëgg a gëmloo gars yi ne leen ñoom dañ doon xeex ak ñun ngir dañoo bëggoon ñu bàyyi leen ñu julli ak woor loolu mooy bu njëkk bi ñu xamee ne boobu du dem am na ci ñoo xamante ni sax dañ leen a jiiñ ne da ngay dégg sax Lat Joor ndeysaan ni ñuy nettali histoire am ni bi ñuy nekk xale dañ naan maalaw dane woon du gis raay beeg yoo xamante yu ñàkk solo daal ci lañ ko circonscrire woon waaw ba nga xamante ni yow Lat Joor fi mu ne ni nit màgg na ci réew mi ba toll ni te joxu ko benn cër benn gëdd joxu ko c'est-à-dire que niñ koy fooyee sax dafa jéggi dayoo waaw te defuloon lu dul ittewoo njëriñu communauté am waaw fàtte li nga xamante ni moom mooy boppam jàpp ne it kenn waru ko moom waaw moom jàpp ne it kenn waru ko moom donc ñeneen ñi yëpp ku ci nekk nag ci sa boor nga nekkoon ñii jàpp ne ñoom seen libération dañ ko war a jaare ci diine ñii jàpp ne ñoom ci wàllu ceddo lañ ko war a jaare est-ce que ci seen biir am na ay xeex waaw ci biir ceddo yi ak ci biir ñi nga xamante ni ñoo ne woon dañu gëm ñi ne woon dañu gëm aussi mën nañu gëm ne aussi am na ci ñoo xamante ni ay excès amoon na ci parce que maa ngi topp livre sëñ Bachiru bi tudd Minanu Baaxil Xaddim maa ngi gis sax muy ñaawlu dëkk yoo xamante ni dañ leen a attaqué te jamono bañ leen di attaqué wax dëgg fa yàlla nee na ña nga doon julli ña nga doon woor ñu xëy attaqué leen ne dañ leen di dugal ci l'islam waaw loolu yëpp tamit xëy na ay difficulté d'interprétation la yoo xamante ni amoon na waaye man génération bi nga xamante ni intéressé na ma bu weesoo li nga xamante ni moom mooy résistance avec les armes bi nga xamante ni kilifa yi jiitu ñoom Seydi Hadji Malick ak ñoom Cheikh Ahmadou Bamba def nañ ko waaye ñoom sëñ Touba ak Alaaji Malick dañoo am xeetu taxawaay boo xamante ni bu am solo la ci wàllu réponse par rapport ak ki nga xamante ni xëy na te loolu fi mu ne ni ñun Sénégal loolu la ñu soxla parce que rapport de force bi mën nañu wax ne daf ñu défavorable léegi bu la rapport de force défavorable nan ngay def ba mën a tirer ton épingle du jeu je pense que ne Serigne Touba ak Alaaji Malick c'était de très 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 belles réponses ci mbir moomu ndax xataloon nañ leen certes lépp lu ñu waroon a am dañ doon laaj autorisation waaye menace boobu daal ñoom fexe nañ ba transformer ko en opportunité ba xëy na tey moo mën a tax bokk na ci li tax tey ñu mën a am lu ñu waxtaane ñun nii déjà mais am taw feexu tey jii xëy na di dund suñu l'islam ci noo xamante ni nim ñu soobee lañ koy dunde tey amuñu benn contrainte ci diina ji fu ci nit yem rek yaa fa yemale ci sa bopp te loolu nekkul lu xëy rek am xeex bu rëy a rëy la laaj léegi la dimension politique pour man encore une fois dama jàpp ne état bi ñu am à partir de 1960 ak lu ko jiitu parce que xëy ñu rek 1960 def ko ba ñu commencé naan dañuy diviser Sénégal en 4 communes ñii ay citoyens de première zone lañ ñii ay citoyens de seconde zone lañ boobu lañ ñu commencé rendi gëmloo ci nii ne ñoo gën ñii gëmloo déjà créé woon nañ xam naa loolu Abdoulaye mën na cee dellu si dem nañ ba créer sax l'école des fils de chef waaw nga xamante ni daanaka buur yi ñu daaneel yëpp dañuy jël seen njaboot tàggat leen daal di leen di gëmloo ne leen yéen a gën ñii daal ñooñ sax mujj gi na ma yàlla baal ñoom ñooy nekk les africains de service ñoom ñooy nekk commandement bi ñoom ñoo koy yor ñii ñu takkal leen ay médailles décorer leen te dama leen di wax souvent may leen tubaab bi li nekk fii tey ba tey moom fi nekkoon rek c'est-à-dire que tubaab bi saa bu la médaillé rek dafay mel ni yow jël nga defet mu la koy defalee waaw c'est-à-dire que bu la médaillé rek mooy bu bëggee ci yow rek mooy musiba am na sa askan a ngi dee waaw bu la médaillé rek mooy dafa mel ni da lay jox ay c'est le vieux nègre et la médaille voilà le vieux nègre et la médaille donc loolu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ñoom teel nañu koo comprendre malheureusement ñoom xawma malheureusement xawma heureusement pour ñoom malheureusement pour ñun ñoom seen combat dañ koy bënn ci ay génération am na loo xamante ni dinañ ko bëgg téeméeri at ci kanam tey la ñuy commencé ji am na loo xam dinañ ko bëgg 25 ans ci kanam tey la ñuy jeter les bases ils acceptent même souvent de perdre aujourd'hui et de gagner plus tard et je pense que ne loolu bokk na ci li ñu def Sénégal mooy nan la ñuy def ba ñoom bu ñuy rocceeku ndànk-ndànk
dinañ fi bàyyi ñoo xamante ni seen liggéey dinañ ko mën a wéyal hold up bu njëkk bi nga xamante ni moo ci topp nag pour man c'est 1960 wax dëgg fa yàlla 1960 dañoo tabax état boo xamante ni dafa dëppowul dara ak li nga xamante ni moom mooy sunu réalité sociologique socioculturelle ñëpp président yi fi jaar yëpp nag xeex nañ bon an mal an waaye jamono bu nekk rek day am benn force bu leen ëpp doole bu nekkaat ci ginnaaw téyewaat leen waaw ba gis nga président Macky Sall il dit des choses très intéressantes bi mu accès d'abord avant muy accès mu ne ñooñu ñu tuddee ay marabout mu ne c'est des citoyens ordinaires waaye plus tard sax mu wax sëñ Mansour Sy Djamil ne ko ku sant Mbàkke wala si sax du ma la dugal ci sama gouvernement waaw ku sant Mbàkke wala si du ma la dugal ci sama gouvernement may fàttali ne su fekkee ne état bi dañ koy différencier avec la nation état bi moom dafay nekk du nekk sax d'inspiration ay laïcité ak affaire yooyu pour man c'est un état d'inspiration maçonnique léegi nag parce que laïcité ñoom bi ñuy woote du laïcité en fait laïcisme la mooy bu France bi mooy boobu nga xamante ni moom diine lay bañ a teg bët moom alors que mënoo ñëw ci réew moo xam da ngay nas une organisation boo xamante ni moom moo war a doxal seeni mbir sur le plan économique et social mais nga ignorer li nga xamante ni ña fa ëpp moom la ñu gëm mais Sénégal moom majorité jëriñu fi dara moom fii rek réew mi rek la majorité amul njëriñ. justement pas foofu noonu ma laaj la benn question rek par rapport ak comme que Ousmane Abdoulaye andil nañu inventaire bi wax ni religieux yi ak politique yi yàgg nañ lëkkaloo léegi ci biir lëkkaloo boobu noonu nga indi ni genre rapport de force bi dafa jëm benn côté tout le temps politique bi mooy dérouler au détriment de la majorité tey jii ñu bëggoon a xam est-ce que religieux yi ci boppam ñoom dañu sàkku ñu xoolaat rapport de force yooyu noonu diggante bi parce que récemment gis nañ fi par exemple ay affaire u talibé yu am sëriñ daara bu dóor kii ak yooyu bu dóor benn talibé et tout ça république bi yëpp yëngatu ba am intervention des xalifs généraux loolu benn fait la beneen fait bi nga xam mën nañ ko indi mooy tey jii ni boo xoolee ñiy wax sax yenn politique yi wax sax ni dañoo bëgg ñu institutionnaliser religieux yi ak yenn coutumiers yi ñoom ñenn ñi sax république sax lañ gëm république démagogie la ñuy def de voilà léegi moom lañ gëm mais ils vont tous chercher l'onction de la France c'est-à-dire que jàpp nañ ne jaar RFI ak jaar ambassade de France jàpp nañ ne c'est un chemin boo xamante ni incontournable pour arriver au palais léegi buñ xoolee cette fois-ci dafa am loo xam si ni dafa am loo xam si ni peut-être musul am mooy da ngay dégg ñu ne président de la république sëriñ yi ñaan nañ ko njëkk ma bañ waaw genre loolu mooy lu bees pour man par rapport ak li daan am problème daan na am Sénégal ñoom ñu tëddee si njaxanaay mais bi yoon ñëpp dañuy dégg carrément ñu ni sëriñ yi ñaan nañ président de la république mu bañ loolu genre musul am Sénégal en fait léegi nag bu loolu amee ba nga xam si ni tey jii nii nga nekk ci opposition bi t'as intérêt plus sax nga pouvoir bi wax pour kii bi wax religieux bi wax ba nga ni nañ ko institutionnaliser mais man li may posé mooy bu ñu demoon ba institutionnaliser religieux yi est-ce que boobaa duñ am droit de réserve sur les faits sociétaux est-ce que boobaa duñ leen cantonné ci benn roq amatuñ droit wax en fait man république bi may rêvé sénégalo-sénégalaise bi may rêvé kooku ñu tuddee religieux dañuy soppi tur bi en fait parce que religieux c'est-à-dire que ba tey ñun bu ñuy wax religieux prisme biñ koy xoolee mooy kooku nga xamante ni daanaka dañu ko tuddee nitu diine ñun ñu bëgg a tuddee sunu bopp nitu àdduna France bi mu defee révolution moom moo def loolu moo indi nit ñooñu nga xamante ni mooy clergé bi ne leen yéen léegi bu leen génnati église bu leen waxati lu wuute ak église yéen nekk leen ci église bi seen prêche yi ngeen di def it bu leen ci dugal wàllu kii bi loolu moo tax Sénégal ba fi mu ne nii bu sëriñ en temps normal bu sëriñ waxee ci wàllu gestion de l'État critiquer wala mu apprécier positivement ñu ne ko non
dellul ci sa jàkka ji demal nga tokki mais en temps de crise dañuy gis ne ñoom ñooy taxaw pour nekk les médiateurs ñoom ñooy nekk pour désamorcer parce que li ñu mën ci nit ñi gars yi mënuñu ko ci nit ñi gars yi mënuñu ko ci donc moo tax ma ne fi mu ne ni keroog rek am na waxtaan buñ doon def egg na ci ma wax ki ma ko seqaloon ne ko ba ci baatu confrérie yi tubaab bi moo ko indi ba ci baatu xalif général le xalif tubaab bi moo ko indi waaye ñoom ñi nga xamante ni ñoo fiy toog mooy comme niñ koy waxee ki toog ci jal bi moom du définir boppam comme un xalif général parce que xalifa bi dafa am leneen loo xamante ni moom lay impliqué donc ñoom ils ne se définissent pas comme tel tubaab bi nag dafa baaxoo moom ci conceptualiser dafa baaxoo aussi lu mu gis xamul tur wi mu jéem ko wutal tur waaye ñooñu ñu tuddee ay religieux bëgg leen a cantonné man déjà pour man le travail de déconstruction foofu lay war a njëkk a am est-ce que dañu leen di institutionnaliser wala déet pour man le plus important mooy ñu xam ne réew mi way politique yi moomuñu ko way société civile moomuñu ko way ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër diine yi tamit moomuñu ko réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk il faut d'abord qu'on parte sur il faut que ñu am une volonté il faut que la volonté déjà soit commune de vivre en commun léegi loolu su amee nag dañuy xool kenn ku ci nekk cër bi nga am ñu jox la ko te bañ la di ñooru bañ la di cof parce que souvent fii loolu moom métti waaw loolu moom métti li métti mooy dafay am toujours ñoo xamante ni ñooy ñëw ñooy gën a néew ñooy gën a ñàkk légitimité mais au nom d'une loi ñu daal di ñëw daal di fexe yilif ñëpp au nom d'une loi léegi nag su boobaa tu as la légalité mais tu n'as pas la légitimité donc nan la ñuy def ba ki nga xamante ni moom mooy am kii am légalité boole ko ak légitimité bi loolu je pense que dafay commencer ci ñu am une république sénégalo-sénégalaise parce que gis nga les pays occidentaux boo koy seetlu xoolal dëkk bu mel ni Hollande nga xamante ni pendant longtemps ils avaient des citoyens irréprochables à la limite mais bu leen gisee jamono bi ñu dugg ci insurrection nga xam ne am na lu nekk di xew ci àdduna bi gis nga la démocratie représentative dafa commencer am ay limites yoo xamante ni ñëpp dañu commencer di ci teg seen bët mu tàmbale ci benn rupture de confiance boo xamante ni dafa dem ba léegi dafay commencer absolu mu jur nag benn défiance fal mënta ñàkk waaye ki nga fal tey ngay pare ci moom boo ko falee tey pare nga ci moom suba nga commencer génneel ko yatu défiance boobu moom mooy jur insurrection loolu nekk loo xamante ni lu métti la ba nga xamante ni jàpp naa ne cette réinvention de notre société dafa nekk loo xamante ni mënta ñàkk xam nga sëñ Xaadim yaa ngi wax léegi ne xale bi ñu dóoroon fële ca Louga ba république bi yëngatu sëriñ daara bi dóor ko keroog bi ñoom sëñ Abdou Samad bu sëñ Chouaïbou dem seeti sëñ Muntaxa nañu xaar atte bi bu jaree sax ñu changer constitution mais xoolal entre xaar atte ak changer constitution ni mu sore on attend le verdict par rapport à un procès sëñ Muntaxa nous parle d'un changement de constitution ça veut dire quoi en réalité mooy est-ce que constitution bii ñu amee jël na en compte les différents constituants de notre nation waaw c'est-à-dire waaw bugguma cof débat bi sinon kon dafay nuroog débat yëpp rek moo tax fi mu ne nii moo tax j'ai décidé délibérément d'aller jusqu'au bout pour ñu choquer pour ñu xool nan la ñuy def ba waxtaane ko daal d'accord vas-y waaw acca bismillah non ma ne acca moo tax man je parle de refondation xawma nan lañ koy defee yan yoon lañ koy jaarale waaye pour man il faut que ñu refonder sinon problème bi du fi jóge mukk exactement
et papa ma jeexale foofu nga baal ma jeexale foofu et pourquoi ma jàpp ne dañ leen a war a jox seen gëdd dëgg xam ne ñoom duñu ay citoyens entièrement à part wala ay citoyens de seconde zone yooyu nga xamante ni dañ ñu ko gëmloo woon mooy tey jii république bi dafa am négation bu métti bu mu def ci ñooñu te ñooñu nag sëriñ bi daanaka doole ji ñoom ñoo ko yor parce que tey jii sur le plan éducatif, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même de l'aménagement du territoire, mais génneel ñoom li ñu fi def ak seen njaboot li ñu fi def nga xool république 60 bi li mu fi def. waaw dinañ digaat ci yooyu yëpp bu ñu yegsee ci heure bilan un peu dañuy ñëwaat ba tey ci sëñ Ousmane Abdoulaye Baro am na question bu la Pape Gueye bàyyi doon léegi ñu bàyyi la nga tontu ci après ñu daal di joxaat kàddu gi sëñ Pape Gueye sëñ Ousmane bismillah bu soxlawee ma rappeler ko question bi rek wala c'est bon. micro bi Ousmane taalal sa micro. ok c'est bon ah taal nañ ko waaw c'est bon ah. rappeler la question bi. waaw baax na jël naa ko bu jaree ma répéter question bi wala ça va. baax na jëloon naa ko. merci Pape waaw xam naa balaa may tontu sa question damay nuyu Pape Djibril je pense moom dugg na si débat bi il a posé les vrais problèmes vraiment parce que république ni ñu amee indépendance ak ni ñu bañee boole ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ëpp légitimité ci réew mi parce que wax naa leen sànq historiquement monarchie traditionnelle yi biñ fi jugee kilifa diine ñoo fi nekk ñoom ñoo li ñu tuddee encadrement social kilifa diine ñoo ko yor foo koy xamee mooy su événement yu mag amee day mobiliser lu ëpp lu élection di mobiliser xam nga élection présidentielle bi passé 2,500,000 électeurs ñoo votel njiitu réew mi su ma juuma xam nga 2,500,000 lay dem Touba moo ko ëpp ak boo dajalee lay dem Tivaouane ak Medina Baye ak feneen pour vous dire que ni rek loolu c'est un problème dinaa si ñëwaat après bu ma tontoo question Pape Gueye ba pare xam nga tey pour nga def bilan wu Touba pour nga wax plus-value diine ci Sénégal munoo lu dul delloo ko ci origine ci l'islam lan la l'islam jàppee l'islam nan la ban mission la jox ñi nga xam ñoom ñoo ko représenté la yàlla jox ñi ko représenté ci kaw suuf yàlla dafa ci alxuraan ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas dafa ne jullit ñi umma islamique mu yéen a war a nekk ñi gën ci kaw suuf xam nga yow bu fekkee yow yaa gën ci kaw suuf yaa war a ëpp xam-xam yaa war a ëpp man-man yaa war a ëpp sañ-sañ mais bu fekkee féetewoo foofu noonu yëpp rek tu dois te poser des questions parce que munoo yor projet bu mel ni projet islamique bi nga xamante ne nii bi ko Omar ibn Abdul Aziz yoree te ñuy wax moom mooy 5e xalif de l'islam donte ñëwul juste après le 4e xalif mais sa gestion était tellement efficace était tellement ni ñu koy waxatee dafa baaxoon tellement dañ koy rattaché directement ci gannaaw Aboubacar Omar Ousmane Ali ñu teg ci Omar ibn Abdul Aziz parce que dafa demoon ba ñu ne suñu célibataires yu bëri Facebook yi sax dañ leen doon jox ay xaalis pour ñu mën a dem takki soxna parce que amul woon injustice sociale amatul woon ci moom bi muy diriger islam dem na ba ñu ne ci nguuram justice sociale dafa amoon ba bukki sax du lekk till parce que dafa demoon ba li mu doon doxal dem sax ba dugg ci animaux yi nga xamante ne ñoom ñoo doon dox ci kaw suuf tellement gestion am moo tax question bi am solo tey suñu diine ban plus-value la am ci suñu réew bu ma la waxee li ma wax ni soo ko jëlee nga xool Sénégal day mel ni kon da nga naan plus-value bi des na loolu ngay wax parce que Sénégal pauvreté bëri na fi analphabétisme taux d'analphabétisme Sénégal ñaata la minimum 50% minimum ëpp na 50% maanaam ñu mënta lire mënuñu bind ci benn làkk mënuñu bind arabe mënuñu bind français mënuñu bind anglais mënuñu lire ëpp na 50% ci chiffres yi ma mujjee gis problème la pauvreté bi chômage bi ak yooyu yëpp xam nga c'est un problème mais lu tax l'islam bi impact bu moo doon impacté suñu réew amu ko Pape Djibril joxe na ci léegi benn réponse parce que comme tubaab yi ñoo jël bi ñuy dem ñoom parce que
bi fi tubaab bi nekkee yëpp mënoo woon wax ni mun nga dara li nga def sax miracle la maanaam sëriñ si li ñu def bi fi période bi fi tubaab bi nekkee à la limite miracle la donc période boobu moom da nga koy jël teg ko fële mais comme tubaab bi aussi bi ñuy dem dañoo jël seen république taayee ko sur mesure préparé ñoo xamante ni nii xam nga dafa am lu reesaane loo xamante ni sam benn xarit daf ko bind sànq mais ñu bëri gëmuñu ko am na sax benn borom xam-xam bu ko bind naan ko loolu nan la mën a nekkee maanaam Senghor bi muy nekk président Sénégal en même temps il était ministre dans le gouvernement français de 60 à 61 pendant 9 mois ci calcul bi ma def Senghor était ministre conseiller du gouvernement français en même temps il était président de la République du Sénégal parce que ñooñu la France préparé woon pour ñu nekk pour ñu jiite après suñu réew loolu moo am Côte d'Ivoire ak Houphouët-Boigny li waa PA yi jéemoon def te su ma nee PA yi bu gars yi jàpp ne rek parti affaire communiste ak yooyu la de ñoom ci sëñ Mansour Djamil ñi ñu ngi ci woon Pape Djibril Fall am na benn émission bu mu def ak moom ñoom waa UCM ñuy tuddee Union culturelle musulmane te suñu baay bi fi jógee Iyane Thiam yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko aljana xam nga léeg-léeg ñu dañuy wax ci mag ñi fi nekk nii rek dañuy wax ci ñoom ci yenn affaires yi te fàtte te réere action yi ñu posé woon ci ñoom seen jamono ñun biñ toll ñoom biñ tollee ñun fi ñu tolloon def nañ loo xamante ne ñun fi ñu toll nii ñun defuñu ko donc ñoom ñoo fi nekkoon ci Union culturelle musulmane di xeex pour indépendance bon am na sax débat bu ma gis temps yii fan yële ci. ma ne Ousmane li nga wax noonu am Ousmane li nga wax noonu am na solo de ñun webinaire rek lañ fi nekkee webinaire. waaw dégguma problème dégguma la ko bu baax. non dama ne li nga wax dafa am solo trop parce que ñun webinaire rek lañ fi nekkee webinaire rek. jeex na mu ngi noonu donc xam nga kon sëriñ si ñi nga xamante ne sax peut-être pour warmaal leen moo sax doo leen bëgg a tudd sax ci combat yu mel noonu mais sëriñ si dañ ci participer bu baax malheureusement li ñi xeex indépendance ak ñi ñu jox indépendance bokkul am Sénégal ñi doon xeex pour indépendance ak tubaab ñi dem ñi ñu ko jox bokkul ñi ñu ko jox noonu nag ñoom ñoo fi nekk ba léegi moo tax bu sëñ Mountakha di waxi constitution noonu dafa am lu muy signifier xam nga Mamadou Diop Decroix dafa wax benn affaire mu ne Sénégal dañoo soxla assemblée constituante parce que balaa nga am constitution da ngay am assemblée constituante maanaam constituant yi ñi war a bind constitution bi dañoo war a toog mosuñoo toog Sénégal fan lañ mos a toogee ne dañuy bind constitution yi xew ci àdduna bi ay experts ñooy toog bind ko inspiré wu ci déclaration yu mag yi am ci àdduna bi déclaration universelle des droits de l'homme nangam te yéen xam ngeen ni déclaration bi c'est pas universel ay nit a toogoon rek bind ko donc gars yi ci la ñuy inspiré wu bind ko ne nit ñi wote leen ko après nit ñi wote ko donc c'est normal su Pape Djibril waxee ni constitution bi du suñu constitution république bi du suñu république mais terewul nag am na ñu doon xeex pour suñu république malheureusement amul léegi lu tax impact bi amul pour tontu Pape Gueye impact bi amul parce que de la traite négrière à la colonisation mayuñu sëriñ si fu ñu noyyee mayuñu mag ñi fu ñu noyyee liñ def à la limite miracle la parce que gis nga di nga boo nekkee Sénégal da ngay xeeb léeg-léeg sa diine maa ngi koy wax fan yële dama sam benn xarit bu demoon bu jógee Turquie nee na bi muy génn ci hôtel bi juste rek waxtu julli jot muy profité di julli mu ne Turquie bi benn fii Turquie ne ko yéen da ngay julli c'est-à-dire que ñun ñoo xeeb suñu diine de mais adduna bi xeebuñu suñu diine ñun dañu saaga di ñu taas nag naan ñu woy da ngeen di jaamu ay nit ak da ngeen ñu nangam ak islam noir ak nangam loolu caricature la am na réalité am na mais yeneen am na fépp ci adduna bi mais ñun am na yoo xam duñ ko foowee Sénégal duñu foowee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey ku la gën a ñàkk yitte ci l'islam boo waxoon lu ñaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kanamam mais mu jëflante koog yow tey ñu ngi wax affaire ay ngóor jigéen ak nangam am na ñoo xamante ni sax seen julli juróom sax matul mais buñ jéegoon ni am na ku nekk feek nangam ngóor jigéen da lay def ak yooyu noonu seen àdduna day tukki bugguñu ko sax xool bugguñu ko sax seetaan mais loolu ñan ñoo ko def si ñun identité religieuse boobu noonu mais mag ñi ñoo ko def si ñun léegi nag fi nga xamante ni nag mooy problème bi mooy surtout mooy côté fi ñu gën a waxee parce que yaa ngi wax sànq affaire IDH ak yooyu ci côté koom ci côté dundin foofu li sëriñ si def ñu ngi ko liñ mën ñu ngi koy def parce que li Pape Djibril wax na dëgg ban homme politique bu jàngee ci école tubaab moo mës a créé ab village man mosuma koo gis de village waxuma la dëkk de village
nga xam ne da ngay ñëw yoo fa dem fa yow kese nga toog amul ndox amul courant amul dara nga dem fa nit ñi fekk si la fa nga def daara après mbir bi màgg ba toll nekk village ba nekk ville xam nga loolu ku def loolu kon mën na développer dëkk ku def loolu mën na développer dëkk mais ñaari problème ñoo am boolewuñu leen ci mbir yi ñi jàpp ni dañ cee war a dugg dañ leen cee war a boole soo ko bëggee def li xewoon Algérie moo lay dal Algérie li fa xewoon mooy lan dafa amoon ñu jóg ñu tuddee leen ay islamiste ñu dañoo bëgg a doxal ñi ñoom ni ñu gisee ñoom tubaab bi ne leen pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie parce que dañoo ne l'islam dëppawul ak démocratie donc yéen waru leen te ñoo gagné woon sax première phase élection législative bu 90 ñu gagné ñu ne ñu bloqué ko fii amul loolu parce que ñi gëm ni l'islam dafa la jiite islamiste lañ leen di woowee te loolu aussi tur bu ñu leen jox la mais bokkut ak aussi ñun liñ jàpp ni moom la ñuy tuddee boole sëriñ si ci doxalinu réew mi parce que c'est pas forcément dañoo jël wala jël république bi wala jël état bi ne sëriñ si état baa ngi noonu sëriñ si laajuñu lool sax mais débat bi ngay posé mooy institutionnalisation wu lan mooy lan tey suñu wax ci chômage sëriñ si wax leen seen expérience ñoom ci chômage nan lañ def ba xeex chômage lu tax chômage gën a bëri ci centre urbain yi lu tax étudiant université Dakar ak Saint-Louis ak Bambey suñu amee lu ndaw lu leen métti ñu génn taal dëkk bi toj ay bus te yow nga mën a nekk nitu daara nekk ci benn village boo xamante ne amul ndox amul courant amul dara nga koy gis nga doo lekk yàpp doo lekk lu neex doo naan soow te doo grève loolu la ñu war a jàng loolu lu ko mën a waral leneen li mooy nan la ñuy fexe tey ba li islam proposé xam nga tey finance islamique am na États-Unis te amul Sénégal finance islamique maanaam finance boo xamante ne nii principe yi ko tënk l'islam la maanaam finance boo xamante ne li ko tënk principe yi ko tënk principe islamique la ay usure dañ ko tereek ay mënoo jënd alal boo gisul ak yu mel noonu loolu mooy finance islamique am na Londres am na États-Unis man xam naa koo xamante ne nii kër gi mu jënd États-Unis ci finance islamique la ko jëndee mais finance islamique am na benn agence bu nekk Sénégal structure bu tudd Promise depuis 10 ans ñu ne ñu ngi koy bëgg a teg affaire bi commencé gul ba léegi amaana tey bu ñu waxoon sëriñ si ñun de dañoo bëgg am finance boo xamante ne islam moo koy doxal parce que tubaab bi dox ñu accepté ko seen dëkk yi parce que tubaab bi fu ñu wuteeg ñun mooy ñun parfois ñoom dañuy jox ay xalaat ba pare bàyyi ñu si xalaat yooyu fekk àdduna dépassé na loolu ñu nekk ci ba léegi parce que tubaab bi dañoo xam ni marché islamique bi dafa yaatu monde musulman li nekk États-Unis nekk Angleterre dañoo bari te dañuy bañ dem ci banque classique yi ñu ubbil leen ay li ñuy tuddee guichet islamique maanaam dañuy am banque conventionnelle mais ci biir banque bi day am guichet maanaam soo bëggee dugal sa xaalis ci loo xam ne du dugalanteeg intérêt ñu ne yow kaay dugal ko fii pour capter ñoom seen fonds te des études ont démontré que crise 2008 bi financière bu 2008 bi les banques islamiques ont été épargnées dans une grande mesure lu tax mais pourtant tey am nañu jàng finance islamique Sénégal am na ay sëriñ ñu ko xam parce que jàng ne alxuraan base bi yëpp alxuraan la mais mënuñu contribuer ci loolu parce que suñu système bancaire boo jugoon tey bëgg ko def mais dañuy xëy tëj sa mutuelle soo moytul parce que dañuy wax ni BCEAO mayu la autorisation nga def finance islamique gis nga ni ma joxee exemple ci finance islamique noonu laa ko mën a joxee ci éducation nationale noonu lañ ko mën a joxee ci diplomatie parce que islam am na diplomatie am tey Maroc ak Sénégal lu tax ñu am relation yu baax mais diina def ci jouer beneen ci yeneen domaine yoo jël économie sociale santé et tout mbënn kii bi fi jógee fan mbas mi fi nekk ba léegi nii bi mu amee lan lañ wax dañoo ne l'islam moo jàngale bu mbas amee bul jógee sa dëkk dem ci beneen dëkk du loolu la ñuy wax l'islam moo ko jàngale mais yan problème la suñu njiit yi am pour respecter loolu nit ñi loolu il aurait fallu que rek ñu am benn ay kilifa yoo xamante ne nii jox nañ leen ay moyens yu mën a wax ak nit ñi lu leen dégg ba jox leen ay créneaux yu mën a changer ne leen l'islam moo jàngale ni su mbas amee Dakar Pape Dieye warul génn Dakar te man Baba mi dëkk Mbour waruma dugg Dakar jóge Mbour di dugg Dakar pourtant l'islam jàngale na ko pour vous dire que ni problème bi c'est au niveau des États maintenant nag ñun nag suñu contribution comme ni nga ko waxee sànq xam naa dinañ ci ñëw après mooy lan la ñu war a def ñun en tant que ay intellectuels ay jeunes pour que ñu proposer modèle boo xamante ne nii modèle politique boo xamante ne nii duñ ne dañuy jël islam forcer ko nit ñi mais day nekk modèle boo xamante ni lépp li baax ci l'islam li xam ne xalaat la wala gis-gis la wala vision la boo xamante ne nii
nit ñi dañ ko soxla parce que nit ñi leen intéressé nit ñu bëri seen yoon nekkul charia atte leen wala laïcité atte leen de ñu bëri ci nit ñi dañoo bëgg lekk bëgg naan bëgg faju bëgg tukki buñ bëggee am ay loisir def ay loisir mais ndax fii lañ koy jëlee ci alxuraan lañ koy jëlee wala ci bible lañ koy jëlee wala ci France lañ koy jëlee am na ñu bëri ñoo xam ne loolu intéressé wu la donc pour man débat bi buñ ko yóbboo foofu dinañ mën a am solution yoo xam te ne nii dinañ ko mën a proposer aux populations. Effectivement kon Papi ba xam da nga ci am ay amendement ba tey Papi. Merci beaucoup déjà ci réponse bi nga xam ne joxe na ko vraiment c'est réponse bu pertinente la am vraiment def na mën naa tout sujet bi yëpp donc juste pour que su ma ci mën a peut-être jaaraale ci rek poser waat peut-être benn question à Pape Djibril et aussi à Abdoulaye comme ça ñu jëlaale ko bu ñu jëlaale parole tey jii nii bu ñu xoolee en fait Sénégal bu ñu xoolee au cours de sa courte histoire et par rapport ak beaucoup de pays africains Sénégal en fait mën nañu à chaque fois bariwuñu déjà ay crise mais à chaque fois que am nañ crise en fait enfin on a quand même réussi en tout cas am nañu en tout cas impression que ni crise bi réglé nañ ko ak réussite ñu gis que ni par exemple ñetti crise yi nga xam ne moo fi amoon avant bi ñu weesu lii ci 2021 bi mu nekk crise 1962 bi nga xam ne lañu tëjee Mamadou Dia ñu gis crise 1982 bi nga xam ne moo nekk crise Casamance bi nga xam ne moom crise à part la moo continuer ba léegi ñu gis crise 1989 bi nga xam ne moo nekkoon li ñuy wax événement naar yi ñu xool que ni tey jii ne en fait bu ñu jëlee crise boobu noonu bu ñu xoolee am na boroom xam-xam yu bari yoo xam ne nii wax nañ que ni en avril 1989 soo xoolee la communauté mauritanienne en fait enfin n'a dû son salut à l'action énergique des chefs religieux parce que ñoom ñoo leen jël ñu ci bari protéger leen nourrir leen sécuriser leen ba nga xam ne tey en fait mën nañ leen a ñu jël leen acheminer leen à Dakar pour gars yi mën leen a évacuer te loolu noonu biñ ko defee dañoo gis que ni taalibe yu bari ak aussi tam yeneen sëriñ yu bari dañu def même chose donc loolu bi wane benn affaire rek mooy tey jii nii en réalité sëriñ si wala mën naa ne homme religieux wala coutumier yi am nañu peut-être benn marge de manœuvre ci population bi tey jii bu ñu defee aujourd'hui l'analyse du sous-développement en Afrique dañuy am tey jii nii en fait benn question boo xam ne nii foofu la ñuy ramener directement muy question d'éthique parce que tey soo xoolee suñu homme politique yu bari li tax tey jii nii mënuñu peut-être développer réew africain yi c'est parce que seen éthique dafa des tey jii nii xam nañu bu ñu nee homme religieux wax homme coutumier tey ñëpp xam nañu degré bi ñu am ci éthique ak li nga xam ne noonu lañu mel éthique donc tey jii nii man sama question bëgg nekk ni est-ce que tey jii nii ñoom marge de manœuvre bi nga xam ne am nañ ko ci taalibe yi ak am nañ ko ci sénégalais yi est-ce que mënuñu jël éthique boobu nga xam ne ñoom am nañ ko def ko au service du développement pour que tey jii peut-être nit ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñu mën a xool ci ñooñu de telle sorte qu'en fait yenn décision yi ñuy jël ak yenn li ñu gouverner mu ànd ak éthique bi nga xam ne peut-être homme religieux yi am nañ ko donc loolu moo nekkoon sama deuxième question pour Pape Djibril et pour Ousmane aussi donc merci beaucoup papa. voilà bala ñoo jàll rek ci réponse Pape Djibril xam naa la ñuy njëkk a jox mu ñëw intervenir at ñu leen di fàttali ni 20 minutes moo ñu desee bu ko defee xam naa ne ñu xaw a tënkaale kii yeeg yooyu rek bu ko defee waxtaan bi gën a mën a am solo Pape Djibril bismillah. di gërëm Pape Gueye ak Ousmane ak sëñ Khadim je pense que ne effectivement nous sommes en phase que déjà l'idée de se réinventer pour man c'est un impératif il faut que ñu questionner li nga xamante ni moom la ñoom parce que li ñuy tuddee sànq li ñuy tudd mooy li ma wax léegi rek tubaab bi moo xool gars yi ba mu neex leen mu ne c'est des confrères yi waaye turux yi nga xamante ni ñun moom la ñu amee te ñu nekk ay yoon yu jëm ci yàlla yoo xamante ni nan la nit ki di def ba defar biiram defar ruuxam defar xolam defar xelam ba nga xamante ni du loru du lore du jëriñoo nit ñi waaye daf leen di jëriñ ñoom ci loolu la ñu nekkoon est-ce que yoon yooyu boo koy firi ci français est-ce que confrérie la war a tuddee wala déet ah yéen borom xam-xam yi laay waxal de est-ce que confrérie lay tudd wala déet parce que man mi nga xamante ni tey
man mi nga xamante ni tey wird maaxuus lay wird nekk murit mais man ki nga xamante ni wird tijaan la yor suma frère la. exactement. léegi lan moo tax ñu bëgg a def le distinguo entre kooku ki nga xamante parce que même ki nga xamante ni dafa yor wird bi mu yor mais c'est même pas dans le domaine du privé c'est dans le domaine de l'intime sa digganteeg sa borom arme yooyu nga yor ngir yow saa boo nekkee ci sa biir boo génnee penc mi doo ko yàq ak quelque soit ki ngay fekk ci penc mi ak quelque soit pas-pas bi muy yor ci penc mi yow moom bu bureau di am du nekk yow waaye jamono bu nekk yaa ngi xool nan ngay def ba mën a jëriñ ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci penc mi mooy sa relation ak sa bopp sa relation ak sa morom sa relation ak sa borom donc wird bi daf lay dimbali pour nga mën a parfaire loolu donc tubaab bi moom moo ko tuddee noonu ñun tamit ñu jël lekk sunu intellectuel yi ñu am di wax confrérie boo jëlee tamit li nga xamante ni moom mooy chef religieux encore une fois moo wax ne sénégalais bi nga xamante ni dafay dund diineem am combat bu ko dab ci moom boppam mu jël combat ba nekk ca di xeex mais kooku da doon dund diineem kon ñun ñi ñëpp ay chef religieux ay religieux lañ ñu war a tuddee xanaa ñoom loolu rek la ñu def ñoom dañoo amoon ñoom jamono boobu la xewoon parce que même seen université yañ yoroon ñu tuddee ko bu suñu intellectuel dañ ko tuddee ay école coranique te du école coranique mooy école boo xamante ni alquran rek lañ fay jàngale te ñun université yi ñu amoon Sénégal ak école yi ñu amoon de Cheikh Moussa dama amoon appel direct de ñëwaat na ça va waaw ma ne de Cheikh Moussa Camara à Ahmed Demba Sokone ba ñoom foofu ñu jaar yëpp c'est-à-dire que kenn ku ci nekk tey soo ko jëlee bind na ci domaine yëpp la ñu bind science sociale ak science humaine ak lépp la ñu bind lépp mais ñun tey ji loolu ñun léegi mën nañoo admettre am feneen xam-xam yooyu mais dañ leen fiy bàyyi ñoom quoi parce que ñun dañ leen a jàppee comme ay religieux yaa ngi dégg waaw parce que tubaab bi moo leen tuddee noonu ñun tamit ñu dugg ci engrenage boobu daal di leen di tuddee noonu donc man damay jàpp ne même les concepts même ni ñu leen di woowee yooyu yëpp il faut que ñu déconstruire ko pour mën a accéder ci tawfeex boobu nga xam suñu borom defal nañu ko Sénégal parce que man opportunité yu mag laa ko jàppee li Ousmane doon wax léegi ngir ñu mën a song nag véritablement les défis économiques et sociaux yi nga xam suñu réew daf ko am parce que man li ma jàpp mooy mënoo rapport bi ñu am ak liggéey cette frange importante de la société rapport bi ñu am ak le travail pour man il est extrêmement important rapport bi ñu am ak muñ bi nga xamante ni mënta ñàkk ci liggéey mooy nit ki muñ ci jamono bi nga xamante ni dafay wut c'est extrêmement important mais xeetu grève bi nga xamante ni moo yàq sunu réew yi xeetu grève bi mais occidentaux yi ñoo ko indi république 1960 bi moo ko indi exactement xeetu protestation bi ak contestation bi ñoom ñoo ko indi waaye ñun xamuñu ko ba ci damay wax ne même quand si je vais même plus loin c'est-à-dire que même les médias aujourd'hui damay wax ne ñoom tey jii ñoom ñoo indi rek une définition boo xamante ni dafa nekk sax aux antipodes de nos réalités encore une fois socioculturelles ak sunu ngëm parce que tey bu fekkee ne yow sa diine daf lay dimbali rek ci sa métier nga xamante ni tu ne peux pas être musulman la nuit et être journaliste le jour mieux révolution industrielle te loolu tamit beneen kii la révolution industrielle sax moo indi nit ñi ñuy définir seen bopp à travers leur fonction ou leur profession moo tax fi mu ne nii ku ci nab nabi ba nekk docteur buñ la wooyewul docteur nga bëgg a xar àdduna bi
ku ci nab-nabi ba nekk ingénieur da ngay wax foo toll ne ingénieur nga wala ngay wax ne je suis nangam mais c'est réducteur li ëpp solo ci yow te loolu mooy li mag ñi def mooy ñu gëmloo ne la yow da ngay incarner le vicariat de Dieu sur terre le vicaire de Dieu sur terre loolu moo tax Ousmane effectivement ñoom amuñu woon difficulté pour créer ay dëkk ndax dañu xamoon responsabilité bi leen yàlla teg ci ñu jëriñ doomu aadama yi ñun nag boo xoolee suñu république bi dañuy fal keroog rek yàlla xam na ne barki démb maa ngi y a 4 jours maa ngi hôpital Grand Yoff ñu wooma ci benn xale bu def choc foofu xale bi def na tuuru hôpital yëpp ñu dàq ko bi ñu ma woowee ma ne leen nañu daje hôpitalu Grand Yoff ñu daje foofu ma dem agsi ñu ne amut lii ma def ci ay pexe fa laa nekk ba 3 heures du matin waaye bi ki ma yóbbu woon nekkoon na ci état bu doy waar boo xamante ni waaye li muy doy waar yëpp la ma fa fekk tax na moom ma fàtte ko ma ne waaw nan réew mi nan lañ fiy fale ministre de la santé mu mën a am xel mu dal waaye réew mi it nan lañ fi fale ministre de l'agriculture mu mën a am xel mu dal nan lañ fi fale ministre de la pêche nga tëdd di nelaw sa njaboot nga jël leen yóbbu leen ñu jàngi nga sécuriser leen jamono boobu am na ñoo xam yow liñ la dénk am na ñoo xam ña ngi cay loru ndax rek yow yaa taxawul taxawaay bi nga war a taxaw ñu nekk ci secteur boo xamante ni yow fii boo xoolee ñi ñu dénk secteur yi gën a stratégique kenn ci ñoom buggul njabootam nekk ca secteur booba en tout cas sur le plan opérationnel peut-être que sur le plan stratégique nga nekk ca gis na opportunité d'affaires la nga nekk un paysan du dimanche un agriculteur di jëfandikoo doole paysans yi daanaka mu nekk une main d'œuvre gratuite wala nga nekk dans le secteur de la pêche di jëfandikoo pêcheurs yi nekk mareyeur wala nga nekk leneen am bateau am navire wala nga dugg ci actionnariat ay navire étranger di jëfandikoo pêcheurs yi nga jël élevage la même chose dama ne kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon te duma leen tudde ay religieux dama leen di tudde ay grands sénégalais tudde leen ay grands africains ñooñu seen yitte dafa nekkoon nañu la ñuy def ba jëriñ seen askan ñooñu dañoo fàtte woon seen bopp dañ ne woon dinañ fexe ba man dem naa Njarnde fi nga xamante ni Seydi Hadji Malick def na fa juróom benni at génnu fa ngir jàng ak jàngale ngir tasaare xam-xam foofu la defee woon son fameux séminaire dem naa ba Ndombo Sanjeri Diop bi nga xamante ni foofu la binde Taysiir waaye foofu ba tey jii man su ma fay dem 4x4 lay dugg te li may daj yàlla rek moo xam ni mu metti nit dina judd ci réew mi ba jóge bi boo demee tey jii mais keroog Jim Ousmane Dramé bi ñu dalaloon ci suñu émission wax na ne tubaab bi lakk na 40 000 daara Sénégal quarante mille écoles et universités parce que tout simplement école yooyu ak université yooyu dëppawul ak seen civilisation ñoom dëppawul ak seen façon de voir le monde te papa yaa ngi may dégg waaw daf perdoon nañ la léegi mais ça va. waaw ñëwaat na bal leen ma de école yooyu ak université yooyu ku fa génnoon ñoom li nga xamante ni moom moo ëpp solo ci kaw suuf lañ doon réussir mooy un capital humain de qualité maa ngi fàttali ne keroog bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba jóge na fi wuy ci suñu borom bàyyi fi doomam bu tudd sëñ Modou Moustapha pour eggale liggéey yi nga xamante ni moom la fi wuy juram naaloon mais li mu njëkk a def mooy dajale compétence yi yoon wi am yoonu murit compétence yi mu am yëpp mu dajale ko bi mu ko dajalee mais dem table de négociation ak tubaab bi ba la mu bëggoon yëpp mu am ci lu kawe njortam doxe ci une intelligence bu extraordinaire parce que l'intelligence de la situation boole ko intelligence sociale dina tax nga am li nga bëgg te doo renier sa identité te loolu dañ cee war a jàng bu baax a baax waaw dañ cee war a jàng bu baax mooy finesse bi ngay am ak nangu bi ngay nangu dogalu yàlla bi nga xamante ni moom moo taxoon keroog bi Moussa ak sunu borom bi muy yónni Moussa ak Haaruna ci Firawna
dane saay-saay la waaye kilifa la su ngeen di wax ak moom na ngeen nooyal seen kàddu parce que sunu borom jox na ko doole jox na ko jalaalam ba pare jalaal bi am na ba pare waaye ba mu ko joxee jalaal ba da cee teg ne ko zil ikram waaye nag su ma la joxee jalaal ba noppi na nga ciy boole sagesse waaye moom boolewu ci sagesse waaye loolu responsabilité am la digganteem ak boroomam. exactement. waaye sunu borom ku mu jox pouvoir rek xaar na ci yow nga am sagesse ñii yor nag depuis 1960 sagesse boobu la ñu amul pour réussir une intelligence sociale et une intelligence boo xam ne dinañu permettre tey man jàpp naa ne wax dëgg fa yàlla li ñu gën a péché ci sunu réew mais tey jii li ma wax ci sëñ Modou Moustapha mën naa ko wax ci Seydi Hadji Malick mais tey jii bi fi Seydi Hadji Malick jógee tey mais sëñ Babacar Sy bi mu ñëwee intelligence am la jëfandikoo ba réussir lu bari loo xamante ni am na ci loo xamante ni Seydi Hadji Malick projet rek la ko amoon ba taxawaayam boobu moom moo tax tey jii ñu am koo xamante ni ci Sénégal fierté la boo xamante ni muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mën nga ko wone fu nekk ci àdduna bi tey ci wàllu production ci wàllu taxawaay te lu ñu gën di dund tey jii ñun ci sunu jamono di gën a jëfandikoo loolu nga xamante ni moom mu ngi ñu koy jëriñ mu nekk benn lu ñuy niitoo jamono bu nekk nga jël Cheikh Moussa Camara noonu nga jël Ahmed mais nga jël ku mel ni Maulana Cheikh Ibrahima Niass nga jël doomam soxna Mariama Niass wax naa ko keroog Seyda Mariama Niass tey jii doomam daanaka macha allah mooy Ousmane Kane ma ngay jàngale ci Harvard University te boo fa demee tey la mu fay jàngale mais mu ngi ko inspiré woo ci ëttu Baye Niass ak ci ëttu Seyda Mariama Niass te mënu koo jàngale Sénégal mais man xawma lan moo ñu dal ñun yàlla xam na ko xawma lan moo ñu dal. Pape man ci tënk kon damay mën a wax ni rek ñoom safawuñ woon li nga xamante ni mooy une institutionnalisation boo xamante ni dañuy entrer ci benn di jël ay budget yu amul njariñ wala yooyu mais dañoo saxoo woon di defar li nga xamante ni mooy travailler sur l'humain ba nga de sorte que tey jii ñoom seeni ambassadeur dañuy mën dem fenn fu ci nekk muy xam moo xam ki yaroo kër Serigne Touba la woon moo xam ki yaroo woon kër Seydi Hadji Malick moo xam ki yaroo woon kër Baye Niass et cetera dañuy mën a àgg fenn fu ci nekk des ambassadeurs yoo xamante ni yuy mën a taxawal fépp diine l'islam la ñuy doon waaye ñuy mën a taxawal der bu ñuul la ñuy doon itam fépp Sëñ Xaadim ba tey ci question boobu noonu ci un peu sur toujours ci institutionnalisation bi yaa ngi dikk sànq di leeral que ni ñi nga xamante ni mooy religieux ils ne sont pas demandeurs maintenant s'ils ne sont pas demandeurs certainement itam ki nga xamante ni day demander moom xëy na dina mën a mettre en place ay mécanismes ak des solutions léegi yow tey jii boo doon bu ñu waroon a ñëwaat par exemple sëñ Baro xam naa ne dina dikkaat ak yooyu noonu mais tey yow yan par exemple ban gis-gis nga am tey jii ci li nga xamante ni mooy ki war a arrêter parce que il faut que am kenn ku war a arrêter keneen ki il faudrait que tey jii bu ñu demoon ba institutionnaliser sax ñu am des représentants une organisation coutumier bi dikk ki nga xamante ni mooy religieux bi dikk la pertinence de tout ça bu fekkoon ne dina mën a am dina am pertinence et cetera lan ban ci yow fan nga gis pertinence bi ak yan mooy nekk les solutions yi nga xamante ni itam mën nañ ko xalaat sëñ Baro xam naa di nga dikkaat itam ci question bu ni mel sëñ Xaadim mën nga yëg man foofu li ma ciy ñëw rek dinaa ci interpeller waale tamit Ousmane Abdoulaye Baro pour mu ñëw ci piste de solution et surtout parce que dama seetlu ni religieux bi en fait xaarul depuis bien longtemps mi ngi dem ci yoonam en fait di wut ay solution tey jii nii ni buñ jëlee lépp luy al azar yi sëñ Mourtala taxawal nga xam si ni dafa jël ci kopparu boppam teg ay entreprise am tey réseau d'école boo xam si ni mi ngi partout au Sénégal on chiffré récemment plus de 100 000 élèves yoo xam si ni ñu ngi ci réseau al azar yi nekk ci Sénégal donc tey jii hors de l'état du Sénégal xam nga loolu c'est énorme on parle de 100 000 donc l'équivalent de l'université Cheikh Anta Diop en termes d'élèves tey jii nga jël Seyda Mariama Niass cité nañ ko comme exemple tey jii nga jël réseau daara sëñ Saliou yëpp yi nga mën a jël tey jii donc ça veut dire que ñoom xam nañ bu baax a baax li nekk seen liggéey ñu koy def mais mën nga jël aussi par exemple lu mel ne tey jii nii ni Matlabul Fawzayni lépp lu nekk ci biir li nga xam si ne mooy projet de société mën nañ ko woowee noonu sëñ Muntaxa wax na ko récemment avec lil Moustapha li banal xuddoosu madrasatan maanaam université bi nga ñëw nga jël ko teg te tey jii ñu xamoon nañ ñi baaxoo tabax xeetu université bu mel noonu
moom mooy état du Sénégal mais tey bu fekkee religieux bi moo jug ni day defar école bu mel noonu taxawal lu toll noonu est-ce que déjà moom nekkul di apporter solution bañ ci xaar république bi bañ ci xaar république carrément est-ce que léegi finalement ñun sénégalais yëpp foofu la ñu war a jublu képp bépp communauté jublu foofu noonu bañ a xaar république bi ci solution yi wala déet parce que tey jii majorité sénégalais yi bu ñu sañoon système éducatif bi ñu xoolaat ko sénégalais yi que ce soit chrétien ou musulman ñu xoolaat seen système bi ba nga xam si ni tey jii xale bi 3 ans yu njëkk yi dinañ ko yóbbu mu jàng science religieuse mi mu xam leen parce que bu leen xamee day tax du réer déjà day xam ban islam lay pratiquer dëgg tey yi ki nga xam si ne mooy chrétien bi tamit peut-être bu sañoon dem ay séminaire de Ngazobil et tout ça ñu formé wu ko foofu bu baax a baax même bu fekkee ni après day nekk ingénieur bu fekkee ni day nekk ingénieur en génie civil même bu fekkee day nekk leneen tey jii majorité sénégalais yi am nañ pas-pas boobu am nañ gëm-gëm boobu on dit démocratie on parle de république est-ce que tey jii jotul ñu xoolaat côté boobu noonu ba nga xam si ni tey jii état bi république bi dina mën a proposer chaque sénégalais bu nga xam si ni day fay impôt mu mën a xam ban cursus scolaire académique lay choisiral doomam wala dañuy bàyyi rek religieux bi à côté moom mu taxawal de façon parallèle des universités des écoles comme ñoom ñi nga xam si ni commencé nañ apporter déjà solution boobu xaaruñu ci république bi foofu laa bëggoon Ousmane Abdoulaye ak Pape Djibril yëpp ñëw ci ba xam est-ce que loolu day doy ñu continuer bàyyi religieux bi mu dem wala à un moment donné il faut que la république se réinvente dem boolee ci pas-pas yi sénégalais yi am. bismillah Ousmane Abdoulaye mën nga ñëw. waaw merci waa sëñ Boub question bi am na solo trop te dafa fekkanteeg aussi seen libale expliqué bi thème bi mooy bi ngeen naan ndax institutionnalisation yi fausse solution la xam nga sànq que ce soit Pape Djibril que ce soit man ñu ngi naan cadre institutionnel bi am dëppoowul ak suñu réalité ñun yi ñu jàpp ni ci lañu war a sukkandiku pour développer suñu dëkk xam nga wax nañ ko léegi le problème mooy yow boo bëggee solution ci cadre institutionnel yow boo d'accordul da ngay am problème xam nga tey ñu ngi wax sànq république on est d'accord que république bi dañ ko war a révisiter dañ ko war a réinventer parce que dafa am ñu mu war a intégrer te intégré wu leen c'est vrai que suñu grand sénégalais yi Pape Djibril di wax pour ne pas dire suñu chef religieux yi demandé wuñ ko ñoom sax li ñu yor doy na leen sëkk parce que boo xoolee sëñ Mountakha li mu yor ci ay projet nga xel sëñ Babacar Si li mu yor ci ay projet nga jël Cheikh Mahi bu Kaolack ak keneen ak keneen am nañ ay projet yu mag a mag mais est-ce que loolu dafa war a signifier que ñun dañoo war a wax suñu état bi léegi yéen def leen lu leen neex de toute façon ñun suñu mag ñu baax ñi ñoom ñu ngi def seen li ñu jàpp ni moom mooy solution bu dee ñun waruñu wax loolu parce que Sénégal malgré li mu nekk ci yoon boo xamante ne jàpp nit ñi mooy yoon bu gën mais suñu Sénégal la impôt yi muy utiliser suñu ay impôt la donte ni ñun d'accord ñu ci schéma bi mais dañuy leen di wax parce que ñun amaana Pape Djibril moom intellectuel confrérique la intellectuel musulman la moom mën na xalaatal l'islamu Sénégal mais man comme man mënuma nekk ci position boobu man dama naan non man état Sénégal laay waxal man je préfère prendre cette position là état Sénégal laay waxal ne ko soo deful réforme yi nga war a def gis nga li xewoon ci mois de mars bi lu ko gën a garaaw moo nar a xew parce que man dama nekk di analyser parce que Mboub yaa ngi wax léegi nombre de élèves yi jógee ci institut Azhar yi man dama commencé di xool développement école franco-islamique yi mais est-ce que duñ dem ba ñi génnee foofu ëpp sax ñi génnee ci école publique yi ñi yor ni ñooñu ni ñuy xalaatee ak li ñu leen jàngal bu fekkee ni état bi deful réforme yi mu war a def mais fii ak 30 ans 50 ans parce que aussi nit boo nekkee ci réew aussi da ngay anticiper da ngay def prospective yan façon sénégalais yan façon citoyen ñoo nar a ñëw dans 50 ans ñoo xam te ni dañu ñëw ne la non ñun dañoo bëgg suñu diine ni ñu doxalee réew mi mu feeñ ci donc débat boobu la ñu war a poser dès maintenant te gannaaw bu ñu discuter question république dañuy ñëw ci question démocratie mais ban système moo gën a poser problème système démocratique amul est-ce que xam ngeen ni démocratie élection xam nga élection lañ ñëpp ñu ngi naan élection nañ élection ñëw pour ñu tànn suñu kii maire yi mais est-ce que xam nga ni élection c'est pas démocratique élection
c'est pas démocratique Pape Dieye yow mi tey munoo nekk candidat à la présidentielle. non munoo ko doon parce que boo amul 35 ans munoo nekk candidat. n'est-ce pas caution bi ñaata la su ma jumul 60 millions la ci élection bu mujj bi su ma jumul en tout cas ay dizaine de millions la maanaam soo amul ay millions doo nekk candidat boo siiwul bañ xam la soo demee élection doo gagné. Un système comme ça c'est pas démocratique xam nga lan la ñoom Aristote wax démocratie ñoom Aristote ne leen tirage au sort mooy démocratie. tey jii pour nga wane ni Pape Dieye pour nga won ko ni moo Khadim Mboup ñoo yem lenn rek nga mën a def pour ñoom ñu xam ne ñoom ñoo yem mooy nga jël ñaari këyit bind fii Pape Djibril bind Pape Dieye bind fee Khadim lem ko teg ko ne kenn jëlal kum jël loolu mooy wane ni yéen ñaar vous êtes égaux mais buñ ne tey yéen ñaar njëkkante leen fële su fekkee ni Pape Dieye moo gën a entraîné mais moom c'est normal que mu jiitu Khadim élection nag même chose la man tey Mbour laa dëkk man ñaata conseillers municipaux yu dëkk Mbour laa xam conseillers municipaux yi ñun man la ñuy représenté yéen jël leen seen commune ñi ngeen dëkk ñaata conseil waxuma maire de parce que maire bi dañ koy xam mais conseillers municipaux yi xanaa bu dee même maire bu dee dañ koy fal sax xanaa bu dee maire dañ koy fal mais xanaa conseillers municipaux yi mun nañ leen a def tirage au sort conseil municipaux yi nekk maire Mbour dañoo gën a xam béykatu Mbour bi lan mooy problème mu Mbour est-ce que dañoo gën a xam joueur de football Mbour bi lan mooy problème mu Mbour est-ce que dañoo gën a xam jigéen bi jaay marché lan mooy problème mu marché Mbour xam nga gënuñu ko xam mais Pape dafa wax lu am solo Pape Djibril nee na ñoom ñoo ñu créé système boo xam même boo ñu bëggee opposé wu ñoom ñoo ñu wax na leen ñu opposé wu mooy da ngay marché baa nga toj ay bus président lan la wax président la bi lan la wax ci événement yi je vous ai compris pour mu comprendre ñu par exemple yow il faut nga yàq yow li nga moom pour ñu comprendre pour être compris waaw mais est-ce que man je ne me retrouve pas dans ce Sénégal là man je ne me retrouve pas dans ce Sénégal où je dois casser je dois détruire quitte à avoir des morts pour que président génn ne je vous comprends moo tax que ce soit république que ce soit démocratie que ce soit laïcité moom suñu intellectuels yi ci leen gën a am feebar parce que xamuñu lan mooy laïcité. suñu soxna da ngay jàllale ci sa dernier mot parce que xam naa ni waxtu bi tënk nañu. waaw bu ko defee ñu def tour de table pour dernier mot bi mooy ñun dañoo am sas. président Sénégal bii ñëw bi war a ñëw après Macky Sall. enjeu bi warul nekk kan la. enjeu bi warul nekk kan moo war a nekk président bi man loolu cette question là posé wu ma ko question bi may posé mooy ndax sénégalais yi dinañ organisation boo xamante ne nii kooku dina ñëw noonu ñun li ñu bëgg Sénégal bi ñu bëgg comme ni ko Cheikh Tidiane Dièye di waxee moom la ñuy doxal te bu dee système bi moo fi nekk ba léegi kooku su ñëwee bu dee système bi changé wul kooku su ñëwee li mu bëgg a def lay def parce que li Jean-Jacques Rousseau wax la le peuple anglais n'est pas démocrate n'est pas libre il n'est libre qu'au moment des élections bu ñu xasee ba fal libre too marche nga mën manifester toj yàq te même bu dee loolu sax il va falloir que ñëpp jóg yëkkati ay magum jëmm xam nga ay kilifa yu mel ni ay sëñ Mountakha suñu ay leader politique dem ba sës ba tag ñoom ñu obligé jóg naa leen jaar leen nii jaar leen ne jaar leen na le te ñun ñu wax ni ñun ñoo jàng politique ñun ñoo jàng science politique ñun ñoo jàng économie ñun ñoo jàng relation internationale mënuñu trouver solution kon ñun war nañu am humilité wax ni ñun dañoo gàkk nañu dellu xool ci suñu histoire ak suñu culture lan moo ñu mën a indil solution te encore une fois bu dee schéma bii nii waxuma gawma démocratie de waxuma gawma laïcité waxuma gawma république mais lan lañ ciy def parce que dëkk yi dem yëpp dañ koo jël def ci liñ ci bëgg a def pour mën a doxal li ñu bëgg a doxal exactement ñoo war a raxas kaas bi def ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg bu doxee Pape Djibril lan mooy tekkaale aussi sa dernier mot parce que daa mel ni waa Europe yi itam xam naa ne ñoom Pape ñi ngi nekk war a ndogu jeeg yooyu noonu saareen yi itam ñu xaw ma jàpp ci kii sëñ Pape bisimilah
waaw donc di gërëm ñëpp rek di wax ne il faut qu'on soit clair là-dessus c'est-à-dire que nekkuñu naan dañuy sofantal beneen diine wala soit dañuy ki ñi nga xamante ni gëmuñu Sénégal dañu am tawféex l'islam bi ñu am ki nga xamante ni gëmul dara sax l'islam bi ñu am daf ko may tawféex bu rëy waaw ki nga xamante ni gëmul dara ci Sénégal l'islam bi ñu amee daf ko may tawféex bu rëy daf koy dimbali te loolu moo tax Léopold Sédar Senghor mën a nekk président de la République ci réew mi ñu bàyyi ko mu nekk fi président de la République loolu aussi il faut qu'on soit clair leneen li mooy man mii di wax tey jii nga xamante ni suma pas-pas mooy yàlla rek mooy yàlla kenn du yàlla kudul moom suma pas-pas mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni ci jàmm man mii je suis un produit de l'école catholique te réewuma sol tey jii sama turki njaareem fii di duru suma xasaay donc le vivre ensemble ñun amuñu ci difficulté au contraire problème bi kay mooy ñooñu nga xamante ni ñooy moins d'1% te bu ñuy wut nguur pare pour wut ay nervi pare pour jël ay xeej pare pour jël ay léegi kii wax na ko papa wax na ko léegi c'est-à-dire que mais ñoom ni ñu jotee nguur gi mais comme yat la ñuy jotee nguur gi yat rek la ñu mën a dégg exactement langage boobu rek la ñu comprendre parce que ñoom langage boobu rek la ñu xam rapport de force rek rapport de force rek malheureusement waaye nag taxawaay bi dëgg tey mooy ak réflexion bi mooy le Mussolini waxoon bañ koy waaji ba muy campagne gars yi ne ko lan mooy sa programme mu ne programme moo gën a yomb te ñëpp am nañ ko mu ne li ñu manqué c'est des hommes et des femmes de volonté te loolu la mag ñi rawe ñëpp mooy himma la mag ñi rawe ñëpp itte man tey jii suma njaboot gi ma amee tey mais ñoom ñëpp dafa am loo xam dañ ko renoncer ñoom ñëpp teg ko ci suma loxo mais ñoom loolu ñu renoncer teg ko ci suma loxo maa leen ci war a wuutu ñoom dañoo renoncer ci seen ci c'est-à-dire que man maa am responsabilité wuuti luñ dunde man maa am responsabilité seen sécurité man maa am responsabilité nangam maa am responsabilité nangam maa am responsabilité nangam mais loolu ñoom ñu renoncer ndax confiance jox la ko mais nekk ci yow la yàlla nattoo nga war a nekk ci naaj bi ñoom ñu nekk ci kër gi mag ñi loolu la ñu rawante woon léegi nag gars yi ñuy fal nag dañoo décider ñoom nekk ci kër gi nekk ci clim yi nekk oto bu ñu climatisé bureau bu ñu climatisé yow nee nga booy def terrain sax tant que amoo média yi doo def terrain yow tant que média yi topp ñu la ci terrain bi doo def terrain yaaram man jàpp naa ne je le dis avec ñun ñëpp ci koor la ñu nekk fi mu ne nii yàlla xam na ne jàpp naa ne jaaraguñ ci yoon wi de jaaraguñ ci yoon bi ñenn ñi sax xam naa ne dinañ ñi jàll nañ ci ñàll wi bu yàgg ci kàddu yooyu la ñuy jàllee daal di àgg ci ki nga xamante ni mooy Papa Gueye lan mooy sa dernier mot Pape boo mënee taal sa micro on t'entend pas pardon le micro bi moom mi doon donc di wax rek xanaa di remercier déjà Pape Djibril ak Ousmane xam nañ ni temps nekkuloo xam ne ni du yomb donc di leen remercier ci temps bi nga xam ne jël nañ ko répondre ci invitation bi donc temps bi li ñu xaj xam na moo tax ils ont pas eu le temps de répondre ci question bi nga xam ne foofu naa ko incha allah ci beneen yoon rek dañ gën a am temps peut-être gën a yaatal waxtaan bi di leen remercier ñëpp aussi ci Khadim ak Papa ak xeexoo bi nga xam ne moo ñu permettre plateforme bi nga xam ne def nañ ci émission bi donc di leen remercier ñëpp jërëjëf. merci beaucoup damay dugg ba tey ci remerciement wu Papa Gueye ci xew-xew ci daal leen di
di leen gërëm itam ndax ñun xalaat rek lañ amoon biñ ko amee itam ñoom it ñu yombalal ñu ko ba dee daal ñuy jox plateforme gërëm itam Pape Djibril Fall ak Ousmane Abdoulaye Baro ñi nga xam ne ñoo njëkk a nekk suñuy invité te mbir moo xamante ne da ngeen koy soog a xalaat di ko soog a door ñoom ñu njëkk a nekk ñu ci soogu day mel ni amuñu seen fay sëñ Khadim damay dëkk ci yow pour ce dernier mot vite fait. waaw xanaa parce que xam naa ne fi mu ne nii yaa ngi jooy ndax doogu jot na. waaw xanaa di gërëm bu baax a baax suñu invité rek Ousmane Abdoulaye Baro ak Pape Djibril Fall di rafetlu bu baax a baax seen xalaat yu am seen xam-xam bu sell bi seen xalaat yu am solo yi nga xam te ni Sénégal rek moo leen ñor en fait Sénégal moo leen ñor te wanewaat nañ ko tey ji daal donc ñu ngi ciy bég bu baax a baax te comme niñ ko waxee rek am nañ sas daal am nañ sas bu rëy rëy waaw donc xanaa ñu gën a góorgóorlu rek waaw taxawaat daal taxawaat ci suñu réew mi daal ndax liñ fi mën a wax bëri na loo xam si ni jaaduwul mu ngi tegu ci kaw réew mi te ñu mel nii rek sottante xalaat mooy tax ñi nga xam si ni gisee wuñ woon ñii mbir yi fexe am ci gis-gis ngir mën a ñoom ñëpp jubli ci soppi ko daal waaw di santaat bu baax tamit waa xew ku mel ne Ousmane Nourène Gueye ak grand Mandiaye Diallo ñi nga xam si ni ñoo yombalal ba di am daal jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen a àndoon ak ñun ci seen émission pencum xam-xam di leen fàttali rek ni pencum xam-xam dina am dimanche bu jot bu 17h heure Sénégal jotee ak li nga xamante ni mooy 19h di xewee toujours fii ci xew-xew ñu leen di itam di leen fàttali les projets yi nga xamante ni ba tey mu ngi dox ci réew di am ci réew mi tey mu nekk ay projet yoo xam ne ñun ñii ñoo ci war a jàpp bu baax lu ci mel ni l'université de Touba di un grand projet boo xamante ni Serigne Mountakha mu ngi koy doxal waaye itam li nga xamante ni mooy defaraat li nga xam ne mooy jumaay Touba jumaay Tiwaawoon bi nga xamante ni Serigne Mbaye Sy itam bi mu toogee léegi mu ngi ci nekk lépp loo xamante ne ay plateforme la pour yuñ ci mën a participer ñu leen di inciter davantage à ce que ngeen participer ci bu ko defee yooyu nga xamante ne ay projet yu rëy la ci réew mi projet yu rëy ci suñuy kilifa suñu borom mën ko àggale ñi nga xamante ne noonu lañ ko bëggee ginnaaw biñ leen ñaanalee itam parce que moom la ñu waroon tàmbale ginnaaw biñ leen ñaanalee suñu borom gën leen fee yàggal waaye itam gën leen a kàttanal ba seen yéene yi ñu am ci réew mi yëpp suñu borom mottali ko damay gërëm bu baax a baax Serigne Ousmane Abdoulaye Baro ci taxawaay bi ci teewaay bi ak itam ci recherche yu kawe yi nga xamante ni defal nga ñu ko ci thématique bi di gërëm ki nga xamante ni mooy Pape Djibril Fall di gërëm itam téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi doon seetaan ku ci mel ni sëñ Ahmadou Khadim Ndiaye mi nga xamante ni depuis loolu mi ngi ànd ak ñun di ñu encouragé ci mbir mi waaye itam di ci joxe li nga xamante ni mooy xalaatam kon ñu leen di jox dig daje dimanche incha allah bu 17h jotee incha allah avec yeneen invité ñu ngeen di découvrir ci seen plateforme xew-xew